asalaamaaleykum mbokk waa Sénégal ñi nekk biir Sénégal ak bitim réew yépp maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la docteur Mansour Diouf nekk anesthésiste réanimateur fii ci Bordeaux en France maa fas yéene waxtaan ak yéen pour indi sama contribution bu ndaw rek ci lii nga xamante ni moo soxal réew mi soxal àddina yépp muy feebaru coronavirus. dañu gis loo xamante ni nag ni feebar bi dugg na suñu réew te li ñu gis li wolof di wax naan li raam ci ñag bi la jëm moo ñu xaw a tiital ñu ne nag duñu croiser les bras fokk ñu jóg wax ci ndeem sax man yàgg naa wax ci feebar bi depuis avant muy dugg biir Sénégal depuis bu commencé éclater Chine parce que man ñi may suivre ñëpp ci Facebook sax lañ ma gën a gis may intervenir ci bind bi loolu amee nag ñu xool ni situation bi dem na ba commencé jaaxle ci la ma samay am di jàmm ak samay xarit daal digal ni ma daal boo mënoon di def ay vidéo daal mooy gën comme ça waaw ma ne nag boo ko xoolee ba xool ma ni sax loolu moo gën comme ça nga mën a wax wolof nit ñëpp dégg la parce que bu ñu toogee ba nga xamante am na ñoo xam ne gëmuñu feebar bi ak ñu koy soofantal ak di ko tuutil te ñun ñi nekk fii nekk France nekk Europe nekk États-Unis nekk feneen ci diaspora bi di ko dund képp ku nekk ci yéen foofu Sénégal am nga mbokk moo xamante ni mi ngi ci diaspora bi te actuellement lépp a ngi tëj ñi fi doon liggéeyatuñu ñi ngi jaaxle nangam donc loolu lu réel la. beneen bi ci des mooy man ci wàllu réanimation lay liggéey li ngeen di wax sauvetage donc maanaam ñi nga xam ne ñoom la feebar bi jàpp dañu nekk ci diggante dund ak dee nekk ci situation yu garaaw man ñooñu laay faj. donc je pense que lu ma leen ci wax war ngeen ko mën a takk téere xalu safara nag ki koy dégg ak ki mu lakk bokkuñu ñoom ñaar buñ la waree wax luy safara defe naa ni ki nga xam ne moo lakk ci xalu safara bu lu mu la ci wax war nga ko mën a dégg. ñi fi nekk ñépp di leen wax ci wàllu feebaru coronavirus ba mu commencé ba léegi ci biir Sénégal li ci ëpp ci ñi ci wax seen bët musul tegu ci malade bu am feebaru coronavirus. ñi nga xamante ni akus néew ñoo ci toppatoo malade yooyu ñuy jaar ci seen loxo ñoom malade yi ñuy gis en tout cas bi mu commencé Sénégal ba léegi mooy ñi nga xamante ni li ñu am mooy li ñuy wax forme mineure des formes bénignes mooy feebar yi nga xamante ni mooy forme yi nga xam ne du lor kenn dañuy wér bu soobee suñu borom dañuy wér. man nag li may gis ak ñooñu li ñuy gis bokkul. man ñi nga xamante ni nii dañoo nekk diggante dund ak dee ñooñu laay gis kon lu ma leen ci wax rek war ngeen ko mën takk téere. feebar bi nag dafa nekk feebar boo xamante ni man li ma leen di njëkk a wax pour ngeen xam ko mooy ne feebar la boo xamante ni nii actuellement nii amul benn garab boo xamante ni day faj virus bi parce que li ko indi virus la. virus boobu nag ñi ngi ciy dégg lu ne nit ñaa ngi ko ciy wax. li ñuy gis ñu koy partager ci groupe WhatsApp yi di ko wax ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ni xamuñu loolu la ñu bëgg mu dakk de toute façon gis nañ ni état bi jël na ay mesures képp ku fi waxati loo xamante ni naka sa dul noonu la wax ci loo xamul yoon dina la teg dina dal sa kaw yoon dina dal sa kaw. kon nag booy boo ngeen maandu ci déglu ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci affaire bi ñépp ñi nga xamante ni ay charlatan lañu. ay di leen wax garab sàngam day faj virus beeg nangam ku leen ko ci waxati nee na ko docteur Mansour Diouf nee na yow mi nga xamante ni da ngaa am sa garab wóolu nga ni day faj virus bi nee na nga ñëw ñu jël virus bi roof la ko nga jël sa garab bu fekkee wóolu nga sa garab. nit ñi dañoo war a tekki seen xel yi bu leen nangu kenn di foowee seen xel yi nit da nga war a nite. sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu doon na wax ni buñ ko tegaloon wilaaya ak nite ni ko tànnal mu tànn nite kon nit ñi nañ nite te bàyyi lu ñu leen wax rek ñu jël ko kii ko taxaw di leen wax naan ay feebar bi du jàpp nit ku ñuul ak ay tàngoor bi am suñu dëkk yi day tax du fa dugg ak yooyu loolu lépp ay waxi kasaw la. wax naa ko fii ci émission bu ma doon intervenir bërki démb ni leen mais virus yàgg na Sénégal virus mosu faa jóg feebar yu bari yi fa am Sénégal foofu noonu virus ñoo koy joxe. te pourtant dëkku tàngoor la te virus yooyu li ci ëpp jamono tàngaay sax la ñuy gën a sonal nit ñi
joxe naa exemple ni Apollo boobu nga xamante ni day am mais jamono tàngaay day am bu amee ngelaw noonu seen ngelaw yooyu nga xam ne day yëkkati poussière ak yooyu ñëpp di toxo ñu seen bët yi xonq cur virus moo koy joxe. xale yu ndaw yi foofu di soj ak di am ay jaare seen biir yi di daw feebar yooyu yëpp ay virus ñoo koy joxe te virus yooyu ñu ngi foofu Sénégal bis bu nekk ñu ngi fa. donc ñi nga xam ne dañuy tëb di leen wax naan ay virus du fi kii loolu wax jooju jël leen ko ngeen teg ko ci suuf affaire bi affaire de set la hygiène dañuy wax hygiène loo xamante ni nag amoo lu koy faj hygiène moo ngay def pour prévenir ko. ñun Sénégal mënuñoo seetaan feebar bi di law suñu biir dëkk parce que gis nañ réew yi nga xamante ni mooy France ay Chine ay Italie ay Espagne yooyu yëpp dëkk yooyu fi mu nekk ni ñoom ñëpp am problème te ñooñu ëpp ay moyens téeméeri yoon ci wàllu jumtukaay ci wàllu médecine. ñun ñi ci nekk ci biir di ko dund xam nañ ko man li nit ñi di wax naan taq-rib man virus bi dama cee taq-rib ci laay xëy ci laay gontu ci laay fanaan donc xam naa li xew mais dëkk yi yëpp fi mu nekk nii dañu am ay problème yu rëy parce que virus bi dugg na seen biir ba law def épidémie mais loolu ñun situation boobu bu duggee suñu réew ñun fan lañ jëm te ñun amuñu jumtukaay yooyu wala la fa amakus néew mais loolu mënul endiguer loolu parce que man jooytu naa ko fi ba sonn wax naa leen ni leen actuellement nii bis bu ñu xaaree ba maladie bi dugg fa di def ay ravage ba ñu commencé am ay formes yu grave mais dina indi problème parce que xaw ma fu leen di jëlee en charge déjà service de réanimation yi fa nekk ci biir dëkk ba amul ci benn boo xamante ni am na configuration yaa ngi dégg pour mën a jël genre maladie service yooyu yëpp gis nañ ni dañuy am ay salle yu mag yoo xam ne dañuy tegalee lal yi dendante ni salle yu mag salle commune mënoo fa dugal benn ku am coronavirus ni muy feebar boo xam ne dafay wàllaate bu gaaw kooku kon di nga wàll ña fa nekk ñëpp loolu beneen problème la. donc léegi xeex bi dëgg Sénégal mooy comportement yi ñu soppi ko jéem a freiner circulation virus bi dëkk yi ngeen gis yëpp ñu tëj ko France ñu tëj Italie ñu tëj actuellement France ñëpp dañuy wax yem leen seen biir kër ku ñu gis ngay dox ci mbedd bi dañ lay jàpp alamaan la mais loolu lu ñu ci jublu mooy dem beeg dikk beeg jokkalante bi loolu mooy tax virus bi law te virus bi pour ñu arrêter ko mooy il faut ñu arrêter contamination yi donc nit ñi bu kenn du jokkaloo keneen mais léegi mu arrêter donc yéen nag Sénégal ñun gis nañ ni comportement yi fa am ay bëgg xew fi dajale nit ñi ak mesure d'hygiène yi amu ci man loolu bu ñu ko bàyyee mu law mais foofu mais c'est une catastrophe boole ceeg ñi nga xam ne dañuy taxaw di weddi feebar bi naan amu fekk ay dëkk sàngam ak aar nañ koog ay yu ma xamul mais yooyu na ko nit ñi jël teg ko ci suuf képp ku ci nekk na ngay conscientiser ñi nga xam ne ñoo la jege xeex bi ñëpp a ci war a jàpp xeex ko waaw li nga xamante ni nag mooy li nga xam ni man moom laa ni digal am na ñu fi wax ne na ngeen utiliser affaire gel hydroalcoolique yeeg affaire yooyu te gel hydroalcoolique yi gis naa ni bon pour teg ci loxo problème la parce que dafay nekk non seulement dafay nekk en rupture mais li ci jot a am gars yi dañ ci yéegal ay prix yu cher beneen bi li ci des mooy aussi am na ci yoo xam ne mënoo vérifier sax la qualité du gel est-ce que gel bi baax na donc loolu tamit problème la donc te pourtant loolu wax nañ leen ni raxasu ak saabu ordinaire bii c'est aussi efficace que loolu yaa ngi dégg ensuite jël ay savon liquide yooyu di ko raxasoo beneen bi mooy nu mu tuddati jël siwo ndox sotti ci eau de javel solution yooyu maa ngi ko doon wax bërki démb ni man sama yaay loolu ba ma ko woowee dama ko wax ni ko kër ga foofu Sénégal na jël siwo def ci ndox def ci eau de javel teg ko ci buntu kër gi jël beneen siwo teg ak satala ak savon liquide képp ku ni salaamaaleykum bala ñu lay nuyu di la fay wala yooyu nañ la joxal xelli la nga raxasu ci savon liquide ba mu set boo raxasoo ba mu set nga jël say loxo dugal ko ci paan bi am ndox beeg eau de javel bi bu ko defee lépp lu nekkoon virus lu nekk sa loxo dina ko rey parce que li ngeen war a comprendre mooy virus bi ñi nga xamante ni ñoo koy gën a wisaare mooy ñi nga xamante ni nii wanewuñu benn màndargay feebar mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro bi ci ñoom ba pare
sëqatuñu seen yaram tàngul tisooliwuñu sojuñu seeni bakkan sotteekuwul defuñu lenn ci loolu xam nga koo xamante ne nii amul benn symptôme nit ñi en général duñ ko moytu loolu mooy danger bi parce que ki nga xam ne dafa dëkk ak yow di sëqat wala sa dëkkandoo wala sa ku la jege koo xam ne day gis muy sëqat nga gis yaram di tàng da nga koy moytu kooku bala mu laa wàll ah ki nga xamante ni nag parce que virus bi bu duggee sa yaram kenn du ko bind sa jë am na ñoo xamante ni yor nañ ko du ñu sëqat seen yaram du tàng ainsi de suite léegi virus boobu nag day nekk par exemple seen biir paxi bakkan day nekk seen biir gémmiñ nekk seen i bët nekk seen i kii te fu ñu ko laalee ak seen loxo dañuy jël virus bi ci seen loxo ñooñu bu ñu ko laalee seen loxo ñëw nuyu la mais dañ la koy jox te ñooñu nag ñoo ëpp lu ñuy disséminer virus bi donc te mesures yi ñu leen wax aussi tamit da ngeen di comprendre ni seen njariñ rek moo ci nekk parce que gis ngeen Chine affaire bi ma ngi fay law depuis presque 3 mois actuellement rek la ñuy door a gis ni feebar bi mi ngi commencé wàññeeku ak Chine li mu déployé ci ay moyens réew moo xam ne mën naa tabax ñaari hôpital yu mag ci 10 jours gis ngeen ko malgré loolu gis nga feebar bi ni mu fa def donc loolu ñun mënuñu ko am suñu dëkk yi nga xamante ni amuñu ay moyens donc dañ leen di ñaan lillaahi wa rasuuli li ñu leen wax ci set gi ngeen góorgóorlu ci génn di taxawaaloog wala di nit lépp luy dox ne dox loo xam ne farata la boo xam ne mënta ñàkk te bu leen fàtte ni dañoo nekk réew moo xam ne dañuy wax ni 95% ay jullit lañu mais te diine l'islam li mu wax ci set mais dafa yéeme mais dem nañ ba ne la diine ji genn wàllu diine gi set la la moitié de la foi ou la moitié de la religion donc est constituée par l'hygiène waaw ba pare ñun ñu bëgg a nekk ñi nga xam ñooy gën a fooy set ba pare ni ay jullit la loolu mënta nekk bi ci des ñëpp a ngi ñuy rappelé boroom xam-xam yi ñu ngi rappelé ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon ci dëkk bu am épidémie bu kenn dugg bu kenn génn loolu li ñu ci jublu woon loolu mooy moyen de d'isolement boobu noonu nga xam ne ba ko yonent bi wax boobu ñun ñii ci wàllu médecine ak yooyu xam nga ñun plus tard la ñu comprendre loolu xam ne loolu bu amee kenn warul dugg kenn warul la génn léegi imaginer leen feebar ba mu commencé Chine daal di fermer ay frontières am daal di mettre en quarantaine mais booba bu fekkoon li ñuy wax solidarité internationale dëgg-dëgg am na mais kenn benn réew du jóg naan damay dem jëli samay nit ñóbbu leen ñu ñibbi wala yooyu parce que loolu ñoom ñi ko def yëfu politique moo leen ci dugal mais ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ ci wàllu médecine xam affaire épidémie mais kenn àndul ci loolu mais boo fekkoonte ni booba dañoo jóg ñëpp àddina bépp manko ñu ni bon nañ dem jàppale ci Chine yaa ngi dégg ñi nga xamante ni ay médecins lañ parce que dañuy gën a soxla ay médecins man bu boobaa man mii ku mel ni man je serai volontaire pour dem jàppale leen ñu jël ay matuwaay jël ay matériel ak yooyu dem jàppale leen mais bu ñu demee foofu pendant 1 mois maximum ñu xeex virus bi mais rey ko fa feebar ba yem fa mais ñëpp am jàmm mais dañoo dem di jël seeni ressortissants di yóbbu xam nga virus bi du voyager boppam de ay nit ñoo koy gàddu di ko yóbbu parce que il faut ngeen xam ni virus mënul dund ci biti virus il faut mu dugg ci yaramu nit il faut mu dugg ci biir cellule pour dund loolu mooy affaire kon nag comme ni ma ko samay naatango yu bari ñaane donc dinañ ci gën di continuer dinañ gën a ñaax ci ay vidéo nii di ko def ci wolof pour bëgg ñëpp jot ci ngeen gën a farlu ci wàllu set gi te ku ci nekk da nga am sa pàcc ci xeex bi wàllu xeex bi donc lii benn introduction la woon rek incha allahu rabbi bu ñu ko yàlla may dinañ ci gën a ñëwaat gën a yaatal di am bu amee ñoo xamante ni ay question la yoo xamante ni yu leen di gën a jaaxal la bon ñun ci suñu page Facebook war nañ fa mën a jël ay question bu ko defee ñu mën ko dajale yooyu yëpp def ko waxtaan bu gàtt bu nga xamante ni dina mën a jëriñ waaw ñi ngi ñaan nag yàlla nañu yàlla suturaal yàlla sàmm ñu aar suñu dëkk mais nag yàlla bay sa tool baax na kon nag jërë leen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.